ngi fêté premier anniversaire de disparition famille bi dundee na ko xam nga perte tamit dafa metti mais alhamdulilah ba am nañ soutien wu ñëpp déjà ses frères suñu ay doomam ASC Cosaan Diop si ak kulim daal jum ak doomu Pikine gépp partagé ko ak ñun moo tax per kii bi oyof na ñu ngi sant ci loolu noonu. tout comme ñëpp rek toog rek ñu ne ñu que on s'attendait pas à ce que Samba dem période boobu moo tax koo ko wax rek da koy ba ni on en revient toujours pas dañuy yaakaar ne sax peut-être ku dem fenn la rek war a dellusi yëg ko comme ñëpp mu def ñu surprise ñu jàpp ne yàlla moo ñëw alors que am na yeneen yoo xamante ne ñu ngi ci ginnaaw et depuis tout ce temps ñu ngi xaar justice sénégalaise def liggéeyam te gisaguñu benn réaction de leur part depuis une année nee nañ ubbi nañ dossier bi auditionné waatuñ ñu yaakaaruma aussi auditionné nañ partie adverse bi depuis tout ce temps nag bien vrai que temps de la justice ak temps des hommes du benn ñi ngi toog di xaar mais ba tey gisuñu benn avant sur tous les plans wax dëgg yàlla moom seedeel na boppam c'était un homme bien parfois doo ko xoolee sax papa tellement que xarit la morom la il était humain en somme nit la woon c'était quelqu'un de bien c'était un homme bon dëgg yàlla nit la woon du woon nitu àdduna bi mu deewee nag lañ xam ne carrément kan law doonoon sant yàlla nag ba mu demee nii ñu dimbali ñu rek Sénégal dëkku yoon la moo tax ñun bi ñu gisee lu ñu jaaxal def ci lu ñu war a def ba nga xam ne ñun fii lañ mën a yem fa jébbal ko justice mais depuis ce temps ñu silence radio de leur part amuñu benn avancée wala benn information ci dossier bi nañ ko mi ngi ci table bi nañ ko lijjanti ñu lettuñu wala ñu firiñu en tout cas ñun lu ñu waroon a def nañ ko te tey ji bu fekkoon yaakaar naa ni keneen la dal du 1 an yi du mat te justice amul ñu éclairé mais depuis tout ce temps ñu ngi toog di xaar lettuwuñ ñu firiwuñ ñu bien que nag comme ni ko waxee sànq temps de la justice ak temps des hommes du benn mais lu nekk am na loo war a mën a teg ci loxo famille mais nit du ñëw ñu am lu ñu metti adduna bi yëpp teg seen bët ñu jébbaleen ko depuis boobu ouvert comme information bi ñu jot de leur part mooy ubbi nañ information judiciaire rien de plus auditionné wuñu partie adverse bi 1 an bi nag dafa tombé ak contexte boo xamante ne permettre ñu lu bëri mais justice pour Samba Sarr mi ngi fi ñu ngi leen nag toog di leen déglu nañ demaa nag ci yeneen i perspectives yoo xamante ni dellu si waat sax dafay xaw a diis tuuti si ñun parce que lu la bett mën la jour boobu te je pense que dafa tombeek jour boobu ñu ñàkkoon suñu papa 3 heures de temps ñu woo ñu nañu Samba gaañu na ci même jour bi donc vous voyez un peu le choc que cela va engendrer au sein de la famille parce que xaaruñu ko woon ñu ngi doon waaj waa kër gi yëpp di dem parce que am nañ suñu papa bu ñu ñàkk ñu woowaat ñu par derrière nañu Samba gaañu na donc mu nekkoon nouvelle boo xamante ne ni Pikinois yëpp niñ ci mel jour boobu dafa nekk mbetteel parce que xaaruñu ko woon bu fekkoon ni nit koo xam dafa tëdd feebar nga mën a sóoraale ni kii dafay mi ngi ci buñ la nee gaañu na da ngay comprendre mais koo xam ne dañoo xëy añ na këram naan ataayaam génn 10 minutes 5 minutes ñu waar la ne la seen papa dee na donc dafa xaw a métti trop waaw je pense que mbetteel daal lañ ci am jour boobu mbetteel bu méttee métti. xam nga ñun aussi dañoo nekkoon na koo xam ne nii daf ñoo yar muy Samba Sarr te daf ñu doon dëkkal suñu nopp que ni il faut toujours respecter les institutions de ce pays. je pense que muy Madiama muy man muy Fatmata muy Thierno muy Souley mu ñun ñi ñëpp arrêté woon nañ ñu par rapport ak période boobu noonu bi ñu defee ay manifestations autorités yi ñaan ñu ne ñu may leen ñu justice dina def liggéeyam ñu toog di xaar mais comme ni ñuy wax chaque jour rek Samba Sarr c'était pas n'importe qui Samba Sarr c'était Pikine tey jii bu Samba yëngoo Pikine day yëngu. waaw xam nga comme ni ma wax sànq lu la bett mën la te circonstances yi mu demee. ku mu doon yow di yow ñu woo la ne la sa papa gaañu na am na ñu mu doon jàppanteel ci loolu la ñàkkee bakkanam ndaw yi pour ñu révolter ndaw yi du ñu ay doomu Samba lañ parce que dafa am lu mu dëkkaloon si suñu nopp on ne réclame pas sa pikinité mais on la vit donc ñun Pikine du question loo xamante ne dañuy toog di yuuxu Pikine mais dafa nekk si suñu te valeur yooyu moom moo ñu ko inculqué muy man muy kii taxaw nii muy keneen ak keneen lépp valeur bu nekk si ñun tey moom moo ko def si ñun donc kooku suñu génnee pour réclamer justice lu war la. te lu mu leen jaral daf ñu koy jaral mais nag tout en disant chaque fois rek que ñun nous respectons les institutions de ce pays et nous avons foi en notre justice donc la balle est dans leur camp li ñu war a def ñoom xam nañ ko mooy nañu éclairer lanterne sénégalais yi parce que ku ko yëg am nga lu la metti donc nañu wax nit ñi fu dossier bi toll te ça boo ubbee audition boo ubbee enquête mais la première des choses yi nga war a def mooy da ngay auditionner la famille auditionner les 2 parties mais depuis lors ubbi nañ enquête judiciaire mais defuñu dara woowuñu kenn
quand même on n'est pas aussi des ignares bu ñu jàppee ay dof am na foo xam ne bëgguñu fay egg ak ñoom donc on est toujours dans notre coin di jooy su ñu metti mais ñoom li leen war a def nañ ko def. non xam nga cosaan ak Samba Sarr c'est deux choses yoo xam ne mënuñu leen tàqale bu ñu nee cosaan Samba Sarr la xel yi di dem tey ji ku dëkk Yëmbal ku dëkk Caaroy fu mu mën a waay mën a dëkk boo nee cosaan bien vrai que cosaan existé na avant mais boo nee cosaan xel yëpp ci Samba Sarr lay dem parce que l'homme c'était un cosaanois fi mu dëkk bii du biir cosaan mais deretu cosaan la yor Samba léppam cosaan la donc cosaan tey ji li ñu def non dañoo delloo buum ca mboy ga rek mënuñoo fay cosaan mënuñoo fay Samba ñun waa cosaan waxuma en tant que membre de famille mais ñun waa cosaan mënuñoo fay Samba parce que sacrifier na vie am sacrifier famille am sacrifier léppam liggéeyam ñun xam nañ ci dara Madiama xam na ci dara lépp pour lan cosaan donc cosaan lépp lu ñu teg rek donc ñun nag famille bi nag dañ leen di gërëm parce que tamit kóllëre ginnaaw lay féetee te seetaan nañu famille bi benn yoon amul benn jour boo xamante ne cosaan toog na ko seetaan famille bi donc cosaan gàcce cosaan daal suñu famille la suñu deret la ñun cosaan mooy suñu lépp bañ a ko ba tur bi dafa wuy borom cosaan la.